jëf mbokki internet yi ñuy am mbégte di ñëwaat ak yéen ci seen émission déggoo bi nga xam ne seen label Dunya Production moo leen koy présenté lëkkaloo ci ak Daara TV tey nag ñuy am mbégte di dalal responsable départemental bu réew mi nekk aussi chargé de la massification de la représentation et de la pacification parti bu réew mi muy ñu koy woowee ci turu Ali Saleh Diop kon Ali Diop ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokki internet yi ñuy seetaan jamono yi. waaw Moustapha gannaaw bi ñu jullee ci yàlla bi ñu jullee sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam maa ngi profité ci seen antenne bi di nuyu waa Jolof yëpp parce que ci xóotal su mën a Jolof dafay tekki lenn lu ëpp doole département de Linguère ndax bu mën a Jolof ñi nga xam ne dañoo cosaanoo Jolof te nekk ci bitim réew nekk ci yeneen régions yi également dañuy jàpp ne ñu nga ca biir te su ma ne woon département de Linguère rek dafa am rëdd woo xam ne mënuma koo jéggi donc waa Jolof yëpp laay nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam man di tudd comme ni nga ko waxee léegi Ali Saleh Diop nekk responsable politique bu parti réew mi nekk ci bureau national yore ci ndombo tànk boo xam ne li ñuy tuddee massification ak pacification ak représentation la ma sunu président Idrissa Seck dénk. d'accord bu ñu ñëwee ba ci biir émission bi daañu ko faram-fàccee. incha allah loolu lépp lu mu wund kon bu ñu la laajoon tey kan mooy Ali Saleh Diop maanaam ci wàllu njàng ba jamono yi say jaar-jaar looy tontu. waaw man nag maa ngi dalee école primaire fii ci Daara Jolof après bi ma amee entrée en sixième ma dem CEG de Linguère à l'époque. après bi ma jógee CEG de Linguère ci laa dem Dakar foofu laa amee baccalauréat après suma baccalauréat yàlla dogal ñu orienté ma dem Université de Dakar nekk fa ci faculté des sciences économiques et juridiques te jamono yooyu noonu la tudd ma def fa ñeenti at dong yàlla may ma am fa maîtrise bi ma fa jógee nag yàlla daf ma wërsëgale bi ma amee maîtrise juste laa commencé liggéey waaye yamuma foofu dama dagg loolu dem sàkkuwaat xam-xam ndax dama mas di gëm ne ndaw mooy jamono ji nga xam ne ci la nit bu ca tolloo dafa war a matale boppam ci lu bari pour mën a waajal boppam ëllëg bu fekkee ne judd na ci xelam mu war a njëriñ réewam njëriñ également ak askanam ci yàlla may donc ma dem France daal di ci université bu tudd Montpellier 1 yàlla dogal ma am fa DEA ak yeneen spécialisation effectivement yu ma am foofu ci université de Montpellier xam nga école yu mel noonu boo ci xasee ba jaar daf lay ay ubbil ay bunt parce que ñi fay jaar également yàlla daf lañ def ci position yoo xam ne ñoom également li ñuy wax diggante Europe Afrique Amérique dundin yi dafay wuute te kenn ku ci nekk da ngay bëgg a xam pour compléter sa formation ñeneen yi askanoo ci yeneen gox ci àdduna bi naka la ñuy dunde lépp nag ñu ngi ci jublu pour xam déterminant yi nga xam ne tey ñoom ñoo boot àdduna donc ci loolu nag ci laa bokk nag ay réseau de recherche parce que au-delà sama lijaasa bi man am ci DEA ci affaire koom dama nekk ci kuréel yoo xam ne dañuy def ay recherche ci àdduna alors man ma fare Afrique sowu jant ci réew mi ñuy wax Sénégal am na ñoo xam ne ñu ngi Afrique du Sud am na ñu nekk Allemagne am na ñu nekk Venezuela am na ñu nekk Inde kenn ku nekk nag fa nga nekk da ngay gëstu pour dolli xam-xam ñeneen ñi soqeekoo ci réew yooyu de façon à ce que at bu jot bu ngeen ko seetloo ay mois de juillet mois d'août damay dem bitim réew parce que dafa am benn siège bu ñu am foofu dañuy tase foofu di sottante ay xalaat kenn ku nekk yokk sa morom alors ci biir loolu aussi yàlla may na ma dem nekkoon naa FAO à l'époque ministre Famara Ibrahima Sagna moo ma fa yóbbu woon
donc pour me compléter sama formation également pour devenir en fait un économiste agricole. Donc loolu moo tax également sur le plan de l'agriculture ma ciy def léeg-léeg ay contributions yoo xam ne ci jaar-jaar yooyu laa ko amee gannaaw nag bi nga xam ne également nekkoon naa Ouagadougou ci kuréel gi naan tudd SILS alors di ca liggéey. Alors ba suñ jon yàlla tey nag bi ma liggéeyee maanaam gouvernement ba mu yàgg également ma dem maintenant dans le secteur privé. Donc ci secteur privé laa nekk ba léegi. D'accord loolu am na solo ci loolu nga commencé ko di boole ak li nga xam ne moo di politique lan moo la xiir nga dugg ci langue politique gi. waaw man kenn ku nekk xam na ne Ali Salax lañ ma tuddee te def naa ne Ali Salax waa Daara Jolof. xam nañ ak waa département de Linguère xam nañ ko. ci cosaan également xam nañ digganteem ak Daouda Sow ak ñoom Ablaye Niang mu nekkoon parti socialiste. alors muy nag sama doomi bàjjan ma nekkoon këram bi ma nekkee Université Dakar. donc xëy na bu fekkee ne politique itteeloon na ma ci jamono jooja waroon naa nekk ci jeune parti socialiste pour mën caa def politique waaye yàlla dafa def ne musuma intéressé. Juste pour war naa nag également teg ci ne bi ma nekkee également université nekk naa woon ci jeunesse su Ligue démocratique pendant quelques années pendant 3 ans. loola nag la ma ci jublu woon mooy yokk sama formation nit. parce que aussi politique école la boo xam ne nit ki bu ci amee ay jaar-jaar mën na koy yee ci lu bari. waaye bi ma jógee ci loolu ak njàng bi ma jàngi dem bitim réew ak kuréel yi nga xam ne ci laa nekkoon di yëngatu mayetuma woon may def politique. donc li ma soxloon mooy vraiment jéem a wut xam-xam ak jéem a liggéeyal kuréel yi nga xam ne effectivement dañoo nangoon ma nekk ci seen biir. alors loolu laa nekk ba bi ñu ma dénkee benn programme bu tuddoon fonds de contrepartie de l'aide alimentaire diggante 84 ba 1987 muy kuréel goo xam ne gouvernement du Sénégal moo ko sosoon bokk koog li ñuy wax la communauté des bailleurs de fonds maanaam mbooleem réew wala ay organisation yoo xam ne dañoo jóg pour jàppale Sénégal ci wàllu développement. donc dafa di kees goo xam ne dañ fa daan dugal ñoom seen alal buñ ko ci defee ba mu ñëw alors bu ñu bëggee jàppale Sénégal maanaam mu defar par exemple benn tali wala mu def benn forage wala mu tabax école xaalis boobu la ñuy jël. donc fekk na dajale nañ ba mu sakkan ca la ñuy jël soog a mën a tabax loolu. mën naa ci citer sax tali bi nekk diggante Louga ak Saint-Louis sur financement italien ak yeneen yu mel noonu ay forage yoo xam ne effectivement def nañ ko ci adib donc fonds boobu sax ay milliards la woon waaye boobu milliards du loo xam ne dañ ko tudd du loo xam ne dafa xaw a comment ça s'appelle dafa xaw a doye di comme ni ñu koy tuddee loolu lu late ma yor ko nag ba 87 bi 1987 jotee tubaab yooyu nag ne waaw ñun suñu koom bi ñuy dugal ci biir réew mi ñu jox ko kenn rek mu yore programme bi di ko yor di dindi di fab di dépenser dafay jaadu nag mu jot ñu saytu moom naka la ko yore woon. alors ma ne bismillah te xam nga liggéey yu mel noonu bala ñu koy def dañuy wuti ñu xarañ ci mbirum saytu. ay experts voilà ay experts en audit maanaam ay auditeurs la ñuy wuti pour ñëw saytu affaire bi. ñu def avis ñu lancé appel d'offre cabinet bi ko gagné woon mi ngi tudd Price Waterhouse. ki ko moomoon mi ngi tudd Mayoro Wade. donc moom moo ko moomoon. yàlla dogal nag ci cabinet boobu experts yi am ko tudd Idrissa Seck nekkoon ci biir. moom xam-xamam match ci lu saytu. kon mën nañ ñëw rek ci sa xamante ak moom foofu. voilà donc moom nag lañ tànnoon ne ko nag kuréel gëlee boo fa demee am na ku tudd Ali Salax Diop liñ fa dugal ci ñetti at yi ay milliards la yoo xam ne ñun ak gouvernement du Sénégal ñoo ko seq nañoo dem bëgg na nga dem saytu ko xam ndax lañ fa dugaloon
encaissé nañ ko la ca génn fan lañ ko def kañ lañ ko def kan moo joxe ndigal li ak firnde yi nga xam ne li muy wax jëmmale nañ ko mu yóbbu la ca ba loolu lépp ñu seet ko saytu ko. alors mu liggéey ak man ci lu toll ak juróom-benni weer alors lu nekk nag mu laaj ma façon càmbar bu nekk mu càmbar ma ko dana dem ba ma def ne jeexal na mu dellusiwaat léeg-léeg mu ànd ak keneen loolu lépp nag mu tënk ko ci juróom-benni weer bi ñu ko defee pare ñu génne benn téere daal di woote ndaje. bi ñu wootee ndaje bi xamaguma woon boobu umpale naa lan moo nekk ci téere bi booba Habib Thiam moo nekkoon premier ministre. alors réunion ba ku ñuy wax Omar Khassim Wane nekk directeur de cabinet bu premier ministre moo jiite woon réunion bi nga xam ne dañoo war a fësal li génn ca téere bi. gouvernement toog nii tubaab yi toog nii Idrissa Seck daal di jàng livre bi nga xam ne bind na ko ci saytu bi. donc ci gàttal mu wane ci ne Sénégal de bu amoon jëmm yu mel ne kii ñu koy dénk lu mel nii Sénégal lu mu waroon def fukki at pour àgg fa xëy na ci ñaari at ak genn wàll dana ko matale. ndax yor bi sell na fi mu koy dugal foo xam ne am na njeexital ci développement Sénégal la te lu mu ci yëkkati avant mu koy def ci déggoo ak gouvernement ak bailleur de fonds yi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk alal ji maanaam toppul rek gouvernement du Sénégal ne ko defal lii mu nangu. bu fekkee ne gouvernement du Sénégal dañ ne ko defal lii mu waxtaan ceeg tubaab yi ñooñu bu ñu ci d'accord tamit dañu gis ne lii wàllam chaque fois mooy jéem leen a dajale. ñuy waxtaan di waxtaan ba kenn ku ci nekk gis sa bopp ci loola. d'accord donc loola bi mu amee ci laa xamanteeg moom. après loolu passé moom mu dem ma dem. ma def foofu ñaari at daal di ne nag jot na ma bàyyi liggéey bi ndax comme ni ma la ko waxoon rek dafa di loo xam ne mokkaloon naa ko te boo jàngee Aliou ba mokkal ko dafay baax bu fekkee ne ngaa bëgg yokk sa xam-xam nga dem wuti leneen. ma daal di démissionné ñu naan kii dafa dof wala dañ koo liggéey ndax poste bi mu nekk ni mu amee maanaa ak koom bi ci nekk waaye man seetuma woon loolu li ma seetoon mooy naka laay dem dugg ci beneen woto boo xam ne danaa fa tasanteeg ñeen ñoo xam ne ñoo ma ëpp xam-xam pour dolli ma xam-xam. d'accord donc ci daal ci wàllu waxtu sax dafa bariwul lool ci loolu nag ngeen dugg ci langue politique yi daal di xamante. voilà donc ma dem minute boo ma ko mayee ma démissionné daal di ñëw daara gi toog bi ma fi toogee ab diir am tubaab bu ma woo ne ma damaa dégg ne fa nga doon nekkoon daal démissionné ko ma ne ko waaw mu ne ma damaa bëggoon ñu liggéey ma ne ci kaw laat mu ne ma damaa bëggoon ñu booba kër yi sax amuñ téléphone nii maa ngi koy fàttaliku maa ngi wuyu ji téléphone bi fii ci station bu Kasetal bi fii. ci li ma tubaab bi woote ma dem Dakar ñu waxtaan maag moom ba juboo mu créé benn société bu tudd BVA. bi moom fa la nekkee nag aussi at rek ma xam ne kii li ñuy liggéey maa ko dàq. ci laa tàggoog moom dem créé li nga xam ne moom laa wut nii ba léegi moom laa jotee ba léegi. ci jamono jooju Idrissa aussi jógee fa mu nekkoon daal di wut moom it saawa si boppam daal di créé benn société. boo xam ne fi mu sanc ak fi ma sanc ñoo sës. bi nu sësee bés ñu xëy rek kenn ku nekk taxaw buntu biram ñu gisante. daal na kii du diw kii du diw. fekk li jiitu loolu nag xarit duggoon na ba pare. donc loolu bi ñu àndee li muy wax mi ngi am en 1990. ñu ànd nag bokk ndey bokk baay. xam nga li ñuy wax nit ki bala nga koy xam fokk nga dëkk ak moom. ci laa xam nag kan mooy Idrissa Seck. ci wàllu diine lu bari feeñ ma xam ne mën naa ko témoigner ci moom. gis nga su ma déggee tey nit ñi naan Idrissa dafay politique diine wala aaye. day wax ay aaye. boobu ci jamono jooju nga xam ne dara nekkulee dara bu ñuy waxtaan nii sax bu ko bëggee wéral dafay xëcc benn aaye wax ko ci ni mu dikkee pour jéem a firnde li nga xam ne moom la naan def. ensuite ci wàllu mbokkoo yàgg naa ko seedeel tey muy ku bëgg waajur gis nga lu mu daan liggéey lu mu am solo bu ñu ne ko sa yaay bëñ bi métti na bu bàyyi ko fa la koy bàyyi ne Thiès maa ngi dem seet yaayam. fekk naa aussi teewee naa ay xaritam yoo xam ne léeg-léeg dañuy fantasiro mu bàyyi fa liggéey
benn bés gis naa ko mu jógee Dakar ne ma weekend bii moom du ma am seen jot parce que dama am sama benn xarit bu nekk Mbuur keneen kaa nga Ndar dañoo am jàmmarloo damaa bëgg a dem ci jël nekk Mbuur moo fare Ndaw ma jël ko sama oto dem fanaan Ndar su ma demee jubale kooku donc yu bari yu mel noonu yoo xam ne tënku naa ci ne kii nit ku baax la. Donc après li fi xew fi moom mu dem gouvernement en 1993 ministre du commerce ak Abdoulaye Wade ak ñoom Ousmane Ngom man ma des fa ma desoon ba 2000 fekk moom loolu lépp nag mi ngi PDS ba 2000 yàlla dogal ak fal ci seen biir booba sax am na ñu xam ne dañu sukkandi sama xarito ak moom ne xëy na man danaa dem ci gouvernement ma waxtaan ci ak moom mu nangul ma ko mu également mooy gëm-gëmam man defuma woon politique comme defuma woon politique ñi mu àndoon def politique ñoo yeyoo falu donc mu dem gouvernement ba 2004 li ci xew ci alors loolu bi mu xewee nag man ci sama bopp ak yeneen ñaari xaritam benn bés ñu dem këram avant ñuy dem këram ñu waxtaan ñu ne ñu ne jaaxal nañ li ñu xam ci Idrissa ci diine ci yiw ak ci ku baax bu ñu ne randal na dara ci chantier yi Thiès yi danañ jaaxal doom nag danga koy fore ca ndey ja béer danga koy fay fore ca ndey ja ñu dem këram ne ko kat ñun dañoo jaaxle dañoo ñëw en tant que xarit ndax dañu wax ne dañuy dégg ci rajo yi naan dafa am loo jël ci chantier du Thiès da nga luubal ci chantier du Thiès yi biñ ko waxee loolu mu jóg dem jàpp ñaar rakk dugg ci néeg bi génn benn kaamil ak benn sijaada julli ñaar rakk daal di fab kaamil bi teg ko ci kaw taabal bi nga xam ne moom lañu seqoon daal di waat ci alxuraan bu fekkee ne dërëm fekk na ko ci chantier de Thiès yi mu ne ñu chantier de Thiès yi bi muy am sama digganteeg Abdoulaye Wade neexoon na neexaay bii nga xam ne te ñépp xam nañ yiwén gi nekk ci Abdoulaye Wade lu ma soxla woon ci xaalis bu ko yoree su ma ko laajee dana ma ko jox waaw loolu ndax danaa ko fi bàyyi di dem di jëli loo xam ne suba mën nañ ma cee topp donc xam nga loolu waxu sos la rek mu toog mu jeexal ne mi ngi mel ne ma jox sama soxna si Ndey Penda dépense ne ko toggal ma ceebu jën mu togg ceebu jën sotti yekk 1 heure ma bàyyi fa ceebu jën bi yéeg mbir bi dem ci ki nga xam ne moom laa jëlloo kër jabaram togg ceebu jën ma dem di jël ceebu jën bi te lewul c'est exactement ça ci laa xam nag na donc kii dañ koy xeex comme xam naa ne jikko yii la am te muy sama xarit ci laa décidé nag ne naa dem samay bokk waxtaan ak ñoom pour jàppale ko. lii moom baaram foofu rek dugal suñu publicité yi ñëwaat ci suñu deuxième partie émission bi. jërë ngeen jëf mbokk yi ñëw su deuxième partie émission bi rek ma leen fàttali tey seen émission déggoo ñu ngi dalal Ali Saleh Diop nekk responsable départemental parti Rewmi jiite aussi li nga xam ne mooy massification ak représentation ak pacification fële ci au niveau national kon sànq yaa ngi wax sa relation ak Idrissa Seck ci nga jël décision nag ñëw ci say mbokk jàppale ko ñëw boobu ndax yomboon na. yomb na ndax xam nga dafa am lu ma yàlla may mooy dama ne jàmm bi lu mu war a def rek bu ca tolloo na ko def la ca des mu bàyyi ko ci loxo yàlla damay di koo xam ne ànd li ma ciy séentu mooy ak dëggu ak jub ak fas yéene sàmmonte ak nit ñi kàddu gi nga xam ne day say jib jëm ci ñoom loolu fu ma fekk loolu laay jéem a nekk bu ko defee rek su ma ci taxawee rek di ci dox rek day yomb parce que xam naa ne bi ma koy def mooy li nga xam ne mooy tolloog sama gëm-gëm lu ci yàlla def nag ak nu mënti def nu mu mënti toll bu ñëwee man dama koy nangu dama nekk ku nangu ndogalal yàlla donc
loolu laay doxal ci wàllu politique loolu laay doxal ci leneen lu may mënti def ci àdduna démarche bi benn la moo tax mu yomb du ma ci mën tricher parce que fu mu mënti dem cadre bu ma nekk di évoluer démarche boobu laay utiliser moo tax lu mu ci dugg rek yàlla dama koy yombalal. nga ñëw daal di wàcc ci terrain bi. voilà ma ñëw donc wàcc ci terrain bi en 2004 alors fekk fii ay góor yu baax ñoom Alpha Sylla ñoom Fallou Dianka ñoom Sidi Diop ak ñoom Mère Awa ak ñu bari ak ñoom Xàcc Wad ñu bari ay ñoom Doyen Niang ñu bari ñoo xam ne su ma ko naree lim ak ñoom Baba Dioum ñoom Modou Ngone ñoom Mamadou Moustapha Ndiaye Samak ñoom ñëpp nag ñu ànd def benn dànk jàppale ma ñu dem élection déjà présidentielle en 2012 alors bi ñu demee élection présidentielle yàlla def ci département bi jël fi deuxième ci gannaaw effectivement ki nga xam ne moo fi nekkoon muy waa PDS nekkoon coalition Soppi ci coalition boobu amoon na Abdoulaye Wade amoon na ñoom Djibo Leyti Ka amoon na ci donc en tout cas c'était une coalition donc ñu jël deuxième loolu la yàlla dogaloon bi ñu ci jógee ñu dem élection municipale en 2009 yàlla également kattanal ñu ba ñu dem deuxième tour à la mairie de Dara yàlla def ndam li sunu frère effectivement monsieur le maire Pape Sarr donc daal di jël ndam li ñu ngi koy nuyu nag au passage. alors ci loolu lañ nekk di continuer di liggéey sur le plan politique ak li ci nekk lépp waaye ak ànd ak ngor rek nag ak dëggu parce que li tax ñuy def politique ak ngëm-ngëm la te ngëm googu nag li ko lal mooy jub dañu faral di wax ne bu ñu naree am nguur te duñ ci def li nga xam ne moom la askan wi bëgg yàlla bu ñu ko yàlla jox. d'accord parce que la may ñaawlu ci politicien mooy booy politique nekk sa gox googu say mbokk nga nekk say ndey say baay say nijaay say rak say jabar yaa leen war a defar gi nag mooy du dama lay may ñaar téeméer ñetti téeméer 500 000 déedéet defar gi mooy da nga leen di def ci situation yoo xam ne bu nu la gisut kenn ku ci nekk dana mënal boppam. da nga leen di may la jën jàngal la nu ñu nappee ko gën. gis nga li may dénk waa Jolof mooy loolu gis nga moo xam maire rawatina président de la république xam nga lan lañu rawante mooy capacité bi président de la république di am ba fexe aw askanam kenn ku ci nekk boo gisut président boo gisut maire boo gisut député am lenn loo xam ne boo ci yëngatoo mu am lu del sa poos nga mën a yóbbu koy ca njaboot ka waaye li fi xew doy na waar. xaalis parce que boo ko gisee ci par exemple doxalinu président Macky Sall xam nga dafa baax ñu leeral ñun ñi gëstu ci wàllu koom gis nañ ay at yu bari avant ren ne li koppar ci adduna bi te amul ñi ko moom moo xam ay nit lañu wala ay kuréel la koppar yooyu ci adduna bari na bari yaay boo xam ne ñooñu amuñu fu ñu ko def amuñu fu ñu ko placer mooy li ñuy wax sur le plan mondial il y a une crise de surliquidité financière situation nag bu amee ci am réew nga dem ñu lebal la day yomb donc président de la république dem ñu lebal ko xaalis ci bitim réew du ndam ci situation yooyu bu sa am réew dalee am jàmm boo demee boo lebee ñu jox la li am solo mooy bu nu la joxee na nga koy jëfandikoo ba mu am njeexital loo xam ne dina toll ci kenn ku ci nekk ci ñun am fooy yëngu ba même bu président génnewoon tey bu waxutoon dara tey yow fa ngay nekk da nga am looy yëngatu loo xam ne da nga mën a yóbbu sa kër loolu mooy finalité développement économique et social. kon boo doon tënk juróom-benn at yi mu def ci bopp réew mi dafa mel ne ni nga ko gisee. loolu amul. Macky Sall dem na bitim réew ñu lebal ko xaalis bari
benn liñ ciy jàpp mooy Sénégal bor bu diis mi ngi ci ko ba mu ko indee am na lu mu ci def li mu ci def am na li ñuy wax saxaar gii nga xam ne moo jógee Dakar jëm fële ci aéroport ba. mooy TER bi. ñii ne nañ 580 milliards. ñii ne 1200 milliards. benn xam nga bu ñu la lebelee koppar te askan wi nga xam ne moo tax nga leb ko xamul ñaata la déjà problème yi ngi noonu. li ci gën a yéeme mooy ñu ne TER boobu day daw diggante Ndakaaru jëm ci aéroport bi. mais gis nga fi muy jaar nit ña dëkkuñu fa boo demee Ndakaaru nit ña Pikine ak Géejawaay maanaam axe nord bi moo am ay nit. ci banlieue bi ci banlieue bi ci nord bi. mais boo gisee tracé TER bi diggante Yaraax gi muy bët ak fi muy jaar foofu ay entreprise ñoo fa nekk kan la yeb ci ay nit. ñaareel ba diggante boobu am na route de Rufisque am na autoroute à péage loolu lépp nag. am fi ba pare doxalin bi léegi dem ak dikk bi yomb nga ne yaa ngi cay wutaat beneen bor di ko teg suñu kaw li muy teggi mooy te muy dëggit entreprise ya nekk France ci boppam tey ñoo naan Macky Sall na ngay def maanaam France Sénégal Macky Sall daf ko def comme département bu France. dañ ñuy dicté jafe-jafe yu ñu am ci koom dañuy ñëw jéem ko régler fii. donc bor boobu ñoom ñoo ñu ko lebal ñoo ñu koy tabaxal bu ñu ko tabaxalee ba pare lu ci paan ñoom ñooy ñëw defaraat donc alal ji lii meññ fii ci ñoom la jëmaat loolu benn la ci. kon amaluñ réew mi benn njëriñ. amaluñ benn njëriñ kuy leb 500 et quelques milliards normalement 100 milliards yoo dugal ci mbay bi pour nit ñi jënd gerte yi war laa të. yow bu fekkee ne boo demee leb 500 milliards ñu jox la c'est que mbay mi lu tax France duñ ko lebal loolu ñoom du seeni baykat waaye TER bi seen TER la tali yu bari yi nga xam ne comme Ila Touba bi ñu ci profito di ziar waa Touba yépp mais am na leen loo xam ne moo ëppaloon importance Touba programme assainissement gis nga Touba rëy na rëy boo xam ne dafa am loo xam ne lu mu bokk moom ak Daara ak Mbuur ak dëkk bu ñuy wax Ourossogui ni muy màggee statistiques yi ñuy jàng wan nañu ne ak dëkk bu ñuy wax Koungheul wan nañu ñoom ni ñuy feqoo di màgg ñoom rek la ko yàlla may ci Sénégal donc dëkk boobu tudd Touba ni muy rëyee dafa am programme d'assainissement boo xam ni moo war a jiitu lépp moo war a lal dëkk ba gis nga ab dëkk buy yoon buy màgg da nga koy xàllal yoon wi nga xam ne bu màggoo ci lay ñëw lalu ca loolu la Touba soxla waaye lii nga xam ne mooy la Touba bi li gënoon mooy tali bi fi nekk ñu yaatal ko la ca des mën nañ koy bu mboolem Casamance waa Daara bu ñu fi jógee soxla mango soxla madd soxla leneen mën nañoo xëy fanaani Casamance jënd marchandise boobu ñëwaat fii jaay ko am ci ko mu yombal dem ak dikk lu mel noonu ci li ñuy xaar donc président de la République. kon ci 6 ans yi daal boo ko doon tënk mooy dara baaxu ci. non c'est pas que dara baaxu ci. du ma wax ne dara baaxu ci dama ne gis-gis bi matul. parce que bu fekkee ne dama la jox ñaar téeméer. ne la liggéeyal ma danaa fi jaar ak feeg juróom benni at bu ma ñëwee ñu réglé. su ma ñëwee nga dex ma ñaar téeméer ak ñaar fukk du mu ne liggéey nga ñaar fukk. waaye jàppoon naa ne de. mënoon ngaa def lu gën. waroon nga maa mën a jox ñetti téeméer. wala lu ko ëpp. d'accord fan yi ñu génn parti bu réew mi organisé na benn séminaire profito waale ci sax daal di jox ay falin yu bees maanaam nga jiite li nga xam ne moo di wàllu massification ak représentation ak pacification ndax mën nga ñëwaat ci ñetti baat yooyu lan la wut. waaw yàlla dafa dogal président Idrissa Seck fan yii bi ñu demee suñu séminaire bi nga xam ne dañ ko doon def Saly mu tëggaat li nga xam ne moom la ñuy tuddee secrétariat national. secrétariat national ci sunu parti mooy gouvernement du parti maanaam ni am réew dafa am gouvernement am assemblée. gouvernement nag boo ko déggee président moo am sañ-sañ
nommé ña cay dugg. secrétariat national aussi président parti bi moo am sañ-sañ nommé ñu ci dugg. bureau politique nag dan lay fal ci sa gox ba nga yéeg ba ñëw ba àgg fa comme assemblée nationale dan lay fal député pour nga yéeg ba àgg fa. donc bi président Idrissa Seck di tëgg secrétariat national du gouvernement bu parti bi maanaam mooy ay ministre am ay jëwriñam ci la ma takkal ndomb tànk bu bees muy secrétaire national chargé de la massification de la pacification ak de la représentation lu mu tekki maanaam ñetti tànk la. massification maanaam man maay ki nga xam ne man la doyloo pour ma wutal ko aw nit yu ko war a mën a fal. xam nga loolu lu rëy la. jàppaloo ne yan bi diis na. diis na diisul ndax xëy na moom sama diggante ak moom bañ commencé ànd ak léegi mat na fanweeri at. xam na lu ma mën ak lu ma mënut. xam na lu ma yéene Sénégal ak lu ma ko yéenut. xam na lu ma Sénégal jaral ak lu ma jarul. xam na sunu parti bi lu ma jaral ak lu ma jarul. donc bu ñu waajal élection nag mu tànn ma ci nit ñoo ñëpp ne ma yow yaay ki nga xam ne yaay wuti mbooloo mi nga xam ne ñoo may fal sas la sas wu rëy. donc loolu dénk na ma ko. ñaareel bi mooy li ñuy tuddee pacification mooy maanaam jubale fexe ba nit ñi ànd fexe ba nit ñi booloo. moom jàpp na ne gis na ne ci parti bi ñu nekk muy réew mi bokk naa ci ñi nga xam ne aw ma xaar ma yàlla ak kenn ci responsable yi te kenn ku ci nekk aussi naw nga ma jox nga ma cër ba ci loolu nekk su ma ñëwee waxtaan ak yow bu fekkee ne bëggoo ko woon sax da nga ma ko nangul. donc mu ne ma yàlla tere bu fekkee ne am na ay problème diggante responsable politique yaa ma ci doy nga dem waxtaan ak ñoom ba kenn ku ci nekk la nga jàppoon nga bàyyi ko dikk ñu bokk ndey bokk bàyyi. loolu aussi yan bu diis la. ñetteel bi mooy li ñuy wax représentation maanaam bu dara xewee ci réew mi Sénégal moo xam màggal la moo xam gàmmu la wala yenn xew-xew. am ndaje mu mag moo xam ne jëmmam moom dafa war mu dem fa. te fekk mu nekk bitim réew wala mu am ngànt dafay wax man ma taxawal délégation jiiteel délégation boobu su ma demee ci délégation bi foofa ca barab boobu jël fa kàddoom wax ci turam. donc ñett yooyu boo ci gis boo ko boolee wala benn boo ci jàpp rek li muy tekki mooy confiance bi nga xam ne moom la am ci man. loola nag dama jàpp ne également daf ko cëral département de Linguère gannaaw département de Linguère daf ko cëral Jolof bépp. may ñaan yàlla waa Jolof nag ñu jàppale ma ci ñaanal ma ci ñaanlul ma ci loolu lépp nag pour que mu am njeexital ci Jolof mu am njeexital ci Sénégal ñaanuma ko ngir ak pal parce que ak pal rek amul solo pal goo xam ne dafay ànd ak njeexitalu am njeexital ci askan wi nga xam ne fa laa yeewoo man su may ñaan loolu laay ñaanlu loolu laay woo waa Jolof ñu jàppale ma ci xam ne seen doom la ñu teg tey loxoom ay mboolem loo xam ne war naa mën a yóbbu président Idriss Seck au palais. d'accord président Idriss Seck ku ne xam ne d'accordul woon ci projet de loi bi jëm ci parrainage bi ba ne woon na sax day clamé ñi nga xam ne moo di nguur gi fële ca CEDEAO fan ngeen ci toll. voilà sunu expert juridique yi ñu ngi ci di ci xalaat dañoo bëggoon bàyyi bi nga xam ne sunu nattaango opposition yi déposé recours bi déjà au niveau du conseil constitutionnel ba pare ñu ànd ak ñoom bu ñu dem CEDEAO suñuy expert ak seeni expert jaxasoo nañ fi mu nekk di ci liggéey pour ànd def benn dank daal di yóbbu loolu effectivement au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine donc ñu ngi ci. président Idriss Seck candidat la ci élection yi di ñëw naka ngeen ko fas yéene waajalee. voilà donc dem ci nit ñi rek. président Idriss Seck juróom-ñetti weer a ngi nii mi ngi dem ci àll bi. di waxtaan ak nit ñi di saafonteeg nit ñi di noter li nga xam ne nit ñi ngi koy wax moom aussi li ci am solo. mooy fi mu yóbbu Sénégal fu mu fi demee dëkkaan bu mu dem penc ma dafa leen wax ne man de sama xel lii la jàppoon lu ngeen ci xalaat léeg-léeg ñu ne ko loolu kat doon na gën a ñoŋ boo defoon nii boo defoon naa wala lii kat baaxut lii bàyyi ko wala lii kat li nga xalaat bi xalaat bu baax loolu lépp nag la daje
la dajale di ko yokk loolu nag mooy tënk programme bi nga xam ne tey moom la ñu nekkoon doon ko càmbar keroog bi ñu tase Saly keroog bi ñu tase Saly dañoo invité woon lu mat 2 téeméeri kàngam la ñu bëggoon ñu ñëw ak ñun Saly pour waxtaanee loolu nga xam ne jukki yooyu nga xam ne président Idrissa Seck ak ñun ñi ko jege bind nañ ko muy projet de programme ñu jox ko 2 téeméeri kàngam yooyu waaye li yéeme keroog bi nga xam ne dañu ko bëgg a def dañu ubbi benn plateforme daal di ne kuy expert am xam-xam te président Idrissa Seck itteel la nga bëgg ko jàppale na nga bindu ci plateforme boobu bu ko defee ñu invité la ci Saly bi ñu ko defee ci 1 semaine 1,000 ak 2 téeméer ak 53 ci ay kàngam bindu nañ ba ñu am jafe-jafe pour mën a am barab boo xam ne ñooñu dana fa xaj ñu mujj def sélection sax ba 2 téeméeri kàngam lañ boole ñëw jox leen loolu nga xam ne président Idrissa Seck ak ñi mu ànd ak bind nañ ko am na ci bokk na ci wàllu mbay bokk na ci càmm bokk na ci njàngale mi maanaam mu ne njàngale mi nag njàngalam nasaraan mi ci la bokk waaye njàngalam daara ci la bokk parce que président Idrissa Seck ndongo daara la avant tout gis nga boo duggee ci saalam bi da ngay gis benn photo boo xam ne Idrissa bi muy am photo boobu mi ngi am ci fukki at juróom-ñeenti at fukki at ma ngi ca téye benn potu tamaate boo nga xam ne dafa yalwaane woon ba ñëw ndax bi muy jàng école jamono yu alxamis gi daawuñ dem classe bàyyi ji daf ko daan ne daara ja ngay jànge bu ngeen demee ba tari na nga jël sa pot ànd ak donga ya fa nekk ngeen dem yalwaani bu ngeen yalwaani ngeen bokk lekk bi mu koy tàggat loola nag photo boobu moom la téye ba moom lay ndamoo dafay wax ne man ku ma génnee ci lii nekkuma ci dara donc moo tax ci programme am njàngale mi nga xam ne mooy njàngam alxuraan dafay am gëdd gi nga xam ne moom la njàngalam nasaraan am parce que jàpp ne na ci njàngalam alxuraan ci lañ mën a tàggate jikko yi parce que nit ki boo ko tàggatee ci yoon wala yoonu càmmooñ mu am xam-xamu machine ak leneen boo ko tàggatut ci wàllu ndeyjoor mu am xam-xamu diine te diine rek mooy defar jikko yi nit kooku amul dara loo xam ne mën na ko indi réew mi donc li muy bëgg a wax foofu mooy boo am xam-xam na nga am njub ak maanute goo xam ne ala kulli xaal mën na ànd pour nga am njëriñal sa askan moo tax gëdd gi nga xam ne moom la ñu jox njàngalum tubaab moom la jox njàngum alxuraan. waaw looy jeexalee li ñu cëloon ci wàllu waxtu. waaw di leen sant yàlla rek émission bi dafa gàtt. waaye man su may wax ak waa Jolof du ma sawar a pare damay sawar sax bokk ab jataay bi ñu bari mais li may bëgg wax mooy dafa am lu ñu jëm ci 2019 ñu ngi ñaan yàlla réew mi nga xam ne dañ ko bokk ñu ngi ñaan yàlla kilifa diine yi sénégalais yi kenn ku ci nekk même buñ la wooywut kilifa diine ci sa biir néeg ci biir jàkka ja boo jullee ba pare nga ñaanal Sénégal jàmm sax fi nga ñaanal Sénégal jàmm sax fi nga ñaanal Sénégal jàmm sax fi nga ñaanal Sénégal ki nga xam ne moo am yéene gi ak mat gi war yàlla tànn kooku teg ko ci bopp Sénégal kooku yàlla na ko yàlla def muy Idrissa Seck loola moom la ñuy ñaan askanu Sénégal di gërëm ñëpp nag kenn ku nekk fa nga nekk seen mbokk Ali Salah Diop dëkk Daara Jolof moo leen di nuyu di leen sant di leen gërëm wasalaam. d'accord jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne nii yéen doon seetaan seen émission déggoo ñu doon dalal Ali Salah Diop nekk responsable politique parti Rewmi ñu leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen incha allah jërë ngeen jëf.